waxoon nañ leen ko ci boppu xabaar yi gan gi ñuy dalal di maître Massokhna Kane maître ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen sant ci invitation bi. mu nga maître yow yaa jiite SOS consommateur ñu tàmbalee ponk bu njëkk bi ci ciment bi gis nañ ne dogal bi wàcc na tonne bi yokk nañ ci junni xibaar la boo xam ne ñi ko dëggal mooy waa commerce intérieur li ko dalee nag tey ci altine ji yem ak juróomi fan ci weeru août loolu d'abord nan nga gisee boobu dogal. waaw su ma déggul woon ci rajo bi directeur du commerce intérieur du ma gëm ne yokk bi am na. parce que ñiy defar ciment yàgg nañu jéem a yokk depuis daaw état bi di ci opposé wu. waaw ndax amoon na ay blocage ci 2018. dafa mel ni nag fi mu nekk état bi. ñii dañ ko ëpp doole en tout cas moom séddee na ci li nga xam ne moom la gars yi doon bëgg a yokk. te bëgg a yokk boobu ñoom dañ doon justifier ni. njëgu papier bi dafa yokku njëgu clinker bi dafa yokku njëgu surestar yi frais de surestar yi maanaam bateau yi li ñuy yàgg port frais yooyu dafa yokk ñu ne ñoom it dañu bëgg a yokk alors bi ñu ko defee état bi bañ maintenant dafa am lu ñuy wax contribution spéciale ci mine et carrière loolu loo xam ne lii ñiy defar ciment ñoo ko war a fay mais consommateurs yi waruñu ko fay. parce que consommateurs yi déjà am na benn taxe boo xam ne bii dafa am taxe à la consommation boo xam ne bii dafa yokk ci njëgu ciment bi. alors donc état bi bu jógee wax ne dafa am programme 100 000 logements yu président wax. que dañu bëgg a def benn contribution pour loolu. contribution yooyu ñi nga xam ñooy defar ciment ñoo ko war a fay mais. askan wi waruñu ko fay consommateurs yi waruñu ko fay. ñoom nag li ñu def nii dafa mel dañ ko répercuter ci consommateurs yi te amuñ droit répercuter ko ci. loolu il faut mu leer. donc il faut ñu xam ne d'abord cimentiers yi ñoom seen biir dañu am déggoo loolu la ñuy wax entente illicite. parce que concurrence amul respecté wuñu règle concurrence bu ñu doon respecté concurrence bu état bi fixé par exemple 100 francs ni moom mooy prix plafond bi. di nga gis ñu war a mën a jaayee 95 wala 80 francs. voilà mu am concurrence mais loolu amul ci seen biir. ñoom dañu déggoo seen biir. te déggoo boobu yoon daf koy tere. donc loolu am na moo tax ñoom ñooy yokkandoo. chaque fois bu yokk amee. d'accord donc loolu dañ koy naxalu di wax askan wi waruñu nangu ñu fay loolu. foofu laay waxee sax askan wi naka lañ ko war a bañee ndax askan wi am nañ pexe ndax bu ñu ñëwee di ko jënd ni nga ko waxee ndax naka la askan wi war a taxawee bañ ko ndax ñu bëri ne nañ tamit quand même junni dafa xaw a bari. non junni bi bari na ëpp na. parce que boo xoolee ciment mën nañ ni produit social la. parce que muy ciment muy fer muy kii état boo xam ne bi da nga ni da nga def bëgg a def politique habitat social. da nga war a wàññi njëg yooyu boo ko exonéré wul sax da nga koy wàññi. effectivement mais donc yokk bi te ñoom du ñu publier jamais structure des prix ñun yàgg nañ leen ko laaj. parce que mënuñu wax ni dañuy liggéey à perte loolu gëmuñu ko mënul nekk sax. loolu lañ wax mënul nekk nañu publier structure des prix. bu ñu ko publier dinañ xam seen prix de revient ak li nga xam mooy seen marge bénéficiaire parce que li wóor mooy am nañ marge bénéficiaire d'ailleurs ñoom ñu ngi daan fabriquer 42,5 ciment 42,5 am na ñu ko ci doon def comme Dangote xam ni qualité supérieure la woon nit ñi di préférer jënd loolu mais finalement ñoom bàyyi nañ yooyu yëpp dellu ci 32,5 bi donc yooyu yëpp ay éléments la yoo xam ni dafay tax ñoom ñu seen koom-koom gën a yokk te itam dañuy bëgg di jéem a jaay à l'extérieur di exporter parce que li ñu koy jaayee Sénégal ak li ñu koy jaayee Mali wala feneen du benn donc ñoom loolu la ñu gën a mën a fay daal. naka la askan wi war a taxawee ba bañ. alors askan wi ñu mën a taxawee mooy ñu mobiliser bu ñu mobiliser bañ parce que loolu la yeneen askan wi yeneen réew yi di def. mais sénégalais moo mënul loolu. sénégalais boo ko woowoon fi mu nekk marche wala ñu def sitting wala yooyu pour contester dara doo gis kenn. doo gis picc alors loolu nag mënul sotti bu ko defee ñoom dañuy xult rek. te état bi xam nañ ni xultu boobu du yàgg. dañuy xultu 2 jours 3 jours benn événement ñëw tabaski wala korité wala leneen wala benn match football am. ñu génn ci. dëgg la donc état bi xam na ko loolu lay def. bu ñu jógee itam ci ciment bi maître am na beneen mbir bu fi xew xam nga jamono ji itam dafa mel ne dog-dog yi courant yi dañoo tàmbaliwaat consommateurs yi ñu ngi koy kaas de. waaw ñu ngi koy kaas te loolu ñun dañu gëm ni préparation psychologique la dañuy préparer askan wi. parce que ñu ngi wax affaire yokk. dañu bëgg a yokk courant bi parce que ñu ngi wax ni état bi dafa ameel bor 247 milliards Sénélec que bu ko fayul Sénélec day am difficulté du mën a fay SAR loolu yëpp ay wax la bërki démb rek directeur général Makhtar Cissé bi mu fi nekkee nee na Sénélec da doon def ay bénéfices
te diggante bi li ñuy wax xaju fi. dëgg la parce que subvention yi ñuy wax. ci produits pétroliers yi loolu mënul nekk. parce que ça fait des années cours pétrole dafay baissé. tey boo ko xoolee tey baissé waat na encore. mi ngi nekk ci 61 point nangam pour les livraisons du mois d'octobre. donc loolu ñuy wax dañu bëgg a préparer askan wi. gis nañ sax ci tey ci journaux yi tey benn association de défense de consommateurs boo xam dafa wax ne nit ñi war nañu mën a nangu ñu yokk. pour équilibrer pour que société bi mën a dox. loolu daf ñu jaaxal loolu daf ñu bett te daf ñu jaaxal. parce que ku yërëmatul askan wi doo leen teg ay kii. courant bi déjà cher na. léegi da ngay fay d'avance sa consommation parce que woyofal dañ koy généraliser actuellement. de sorte que Senelec bu daan toog 2 mois 3 mois di la yónnee facture ngay soog a fay. léegi da ngay prépayer comme ni ngay prépayer téléphone. noonu ngay prépayer courant donc ñoom dañuy am recette. yu bari immédiatement. loo xam ne li yow consommé ko sax. nga fay ko. donc yooyu yëpp ay éléments la yu wane ni. yokk waru fi am. te askan wi waruñu nangu aussi ñu yokk courant bi. très bien ñu des ba tey ci dog-dog yooyu sax maître ni nga ko waxee courant bi metti na ci askan wi ci li ñu wax ba noppi itam dog-dog yi day tàmbaliwaat di bari léeg-léeg mu ñëw daanaka nga am ko ñaar ba ñetti yoon ci bés bi léeg-léeg mu am lu mu la yàqal wala sax nga am jafe-jafe ci sa wàllu facture. mais jafe-jafe yooyu bu consommateur bi amee ci wàllu facture am wala boog mu am rek consommateur bi jafe-jafe ci bépp produit boo xam ne dañ ko koy servir lan mooy taxawaayu SOS consommateur. SOS consommateur comme yeneen association de consommateurs li ñu mën mooy dénoncer. maanaam dem documenter wu ba xam ne lii jaadu na wala lii jaaduwul. ñu dénoncer. ku ñëw aussi adhérer ci association yi boo amee benn réclamation moo xam fu mu munti doon dañ koy jël instruire ko. bu jaree sax dem tribunal ñu dem tribunal défendre la aux frais de l'association. mais koo xam ni kii dafa nekk fële di xulta rek. kooku ñun mënuñu ko défendre. loolu duñ ko def. kon pour askan bi ñu défendre ko nan la war a def. non dañuy adhérer ci association de consommateurs yi. il faut ñu adhérer ci association bu ñu adhérer dañuy remplir fiche d'adhésion ñun duñu sax fayeeku. ñeneen ñi je sais pas lu ñu def mais xam naa bu ñu fayeeku lu ñàkk solo lay doon. parce que association yi amuñu ay subventions yu jóge ci état yi. comme ni mu amee ci yeneen réew yi. ñoom ñooy débrouiller di def ngir yàlla. c'est du bénévolat. pur et dur. mais bu fekkee bénévolat boobu. dafa bokk ak ñi ngay defal bénévolat di leen xeexal. ñoom xeex bi intéressé wu leen. du ñu ñëw ci yow duñ la fa boo waxee sax des fois ñu xas la ni la voilà da nga nekk collusion wala dañ lay jox xaalis. yooyu dafa metti donc il faut askan wi xam li ñu bëgg askan wi ñoo mën a défendre seen bopp. ñun mën nañ organiser défense boobu ci défense collective parce que yow kenn nga bëgg a défendre sa bopp contre Senelec wala SD wala kii dafay jafe. mais bu fekkee défense collective la ci lay gën a yomb. moo tax ñu leen di woo tout le temps nañu dem ci association de consommateurs yi. ñu adhérer ci xeex bi. surtout que ñun li ñu gën a soxla mooy ay ressources humaines. am na ci ñu am ay compétences ci secteur santé électricité et cetera et cetera. nit ñooñu la ñu soxla ñu ñëw dugg ci xeex bi waxuñu leen ñu nekk fa chaque jour. mais de temps en temps au moins. ñu mën a participer ci xeex bi. loolu la ñu di ñaan te loolu ba léegi amaguñ ko. très bien ça fait des années et des années mënuñ ko am. mu ngoog maître Massokhna Kane ñu ñëw ci beneen ponk tabaski daanaka benn ay bés moo ci des ndax dimanche la dibeer jàpp altine askan wi di wax ne jamono ji itam consommateurs yi ñooy wax ba tey ni xar metti na te gisuñu kenn koo xam ne yaa ngi taxaw ci marché bi maanaam loolu ñu naan garde-fou amu ci nit yi dañuy jël xar yi di ko facturer foo xam ne am na ci benn góorgóorlu bi amaana su gafaka gi diisu doo mën a am xar. waaw ki nga xam ne moom moo war a ñàkk affaire bi di contrôler mooy état moo am moyen yooyu pour contrôler pour que ñu bañ a am ay dérives comme yenn état yi ni ñu koy defee fixé ni xar mënul passer temps ainsi de suite mais sénégalais dina yomb maître voilà mais sénégalais yi aussi dañu neexut a dimbale bu la wóoree ni yow munoo am xaru tabaski wàcc na la il faut que le chef religieux gën a wax ak nit ñi mais ku nekk bëgg nga tabaski da ngay gis kër yoo xam ne ay juróomi xar ay juróom benn xar loolu dafa doy waar mais góorgóorlu bi yor fukki junni ci poosam ndax amul sañ-sañ itam laaj tabaski si mu xaru fukki junni waaw xaru fukki junni boobu ndax am na ci dara lii maître foofu la ñuy waxee réglementation gars yi buñ gisee ne yow da ngaa taxaw bëgg xar te sa loxo jotu sa ginnaaw bu fekkee ñoom dañoo mànkoo ne la daral bi xaru fukki junni amu fi te tamit nga fukki junni normalement war nga ci am xar foofu côté boobu la ñuy waxee la marché état moo koy réguler état moom moo war a jël ay matuwaayam ni lii du fi am lii moo fi am mais nit ñi seen bopp mënuñu défendre seen bopp ci loolu association de consommateurs yi mënuñu leen défendre état moo am moyen pour réguler marché bi pour wax ni lii moo fi am
lii du fi am. bu ko état deful nag dafay metti. dana metti dafay metti ci góorgóorlu yi. mu ngoo metti na ci góorgóorlu metti ma soxna kat ñu lay sant di la gërëm. waxtaan bi gàtt na waaye am na solo waxtu wi moo ñu dab. ñuy fàttali ne Maître Massokhna Kane moo jiite SOS consommateur ñu doon waxtaanee ci ciment beeg yokk bi ak taxawaayu ñoom SOS consommateur liggéey bu am solo bi ñuy def ci askan wi ak jàppale leen kon yéen a ko déggandoo ñiy kaas lu jëm ci wàllum facture yi ak lu ni mel dem leen adhéré ci organisation yi toppatoo mbir yi ngir seeni cas ñoom ñu mën koo def seen moomeel